siiw du jàmmi borom maa ci xam dara lépp lu yëngu yow la ñoo koy jiiñ yëguloo fekke woo ñu fent wax yu ñaaw ñu jógee ci vidéo boobu dañuy dal fële ca DGID suñu neexee DGID maanaam mooy direction des impôts et domaines du Sénégal gis ngeen semaine bi ñu génn am na coow bu bare boo xamante ni laal na kii di groupe des médias bi nga xamante ni Bougane Gueye Dany moom moo ko jiite ak waa impôt domaine ginnaaw bi ñu tëjee ay comptam boobu looba léegi ba mu amee comme ni ma ko waxee woon bi passé ret ñun la presse ñi ngi soutenir Bougane Gueye président des médias bi yor Tribune Sen TV Zik FM mais soutenir nañu Bougane Gueye bi yor mouvement gëm sa bopp di politique ñun suñu yoon newul ci politique lu ñu mën a gëm rek dañ koy soutenir ndaxte suñu confrère la ñu fay liggéey suñu ay confrères ak suñu ay consoeurs ñoom ñoo fa nekk mais lépp loo gis ci àdduna rek yaakaar naa ni dañ ko war a waxtaanee moo gën ndaxte tey gis nañu télé bi ak rajo bi utiliser nañ ko def ko benn genre arme de guerre def ko acharnement ñoom ñi ngi xam ne état bi dafa acharné wu seen kaw mais tey yaakaar naa ni télé beeg rajo bi tey je crois que ñooy avocats yi télé beeg rajo bi tey ñoom ñoo yëkkati pour dal ci kaw nit ñi parce que am na loo xamante ni tegul seen kaw li tegu seen kaw jaar na yoon wala jaarul yoon Bougane kat taxaw na nee na fay na ay impôts donc acharnement la li mu dugg ci politique moo tax ñun suñu yoon newul ci politique am en tant que directeur des médias moom la ñuy soutenir dëgg la gaa képp kuy liggéey ci Sénégal muy des médias muy TFM muy 2S muy Walf TV muy quotidien muy site internet ñëpp a war a fay impôt donc impôt boobu nag naka nga koy fayee ndaxte ci sa base déclaration la la waa impôt di dégloo tey li ngay liggéey dafa am loo xamante ni da nga ci war fay ay taxes état bi tey soo demee am contrat ak nit muy 10 millions boobu da ngay dem déclarer ji ko impôt calculer la lan nga ci war a fay mais tey soo amee contrat wu 10 millions nga dindi bu 10 millions bi def 5 millions dem ne impôt contrat bi 5 millions la impôt da lay calculer ci 5 millions yi nga fay ko ci 5 millions yi mais impôt su demee ba ci biir gëstu ji xam na ni que 10 millions 5 millions yi nga ko wax 10 millions la su boobaa yoon ak sañ-sañ may na ko ñuy ñëw def contrôle ci sa biir entreprise ci say ay comptabilité suñ ko defee nag yow it yoon may na la sañ-sañ nga wuti koo xamante ni xam-xamam màcc na ci wàllu impôt mu ñëw assister leen su boobaa suñu gisee yow li nga déclaré méngoo nag sa comptabilité kenn du la wax dara mais suñu gisee li nga déclaré méngoowul ak sa comptabilité su boobaa dañ lay calculer waatal yeneen frais pour nga fay ko du bokk nag ak li nga fayoon ndaxte li nga leen déclaré dafa foowoon loolu moo indi ñuy tëj ay compte dinaan redressement fiscal moo tax dama bëgg ñu dem seetaay ji vidéo kii di inspecteur des domaines et des impôts lu mu expliqué ci wàllu impôt ak redressement fiscal ñu dellu si waat. asalaamaaleykum mbokk yi dal leen ak jàmm ci seen rubrique Sud Fiscalité Sud FM seen rajo ànd seek waa DGID di leen ko dégtal ñaari ci ay bés yu nekk tey ji nag dañuy dalal kii di Mamadou Awa Fall di inspecteur principal des impôts des domaines nekk chef du bureau de contrôle spécialisé numéro 3 yor wàllub bâtiment travaux publics secteur immobilier ak régime dérogatoire ci DGID monsieur Mamadou Awa Fall ñu ngi lay nuyu. soxna si maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu auditeur Sud FM yëpp. tey jii ñuy waxtaanee wàllub contrôle fiscal ndax mën nga wax suñuy auditeur lan mooy contrôleur fiscal ak lu tax ñu war a contrôler. waaw contrôle fiscal mooy boo ko déggee droit bu jox nguuru Sénégal pour mu di saytu déclaration impôt yi ak entreprise yi ñuy fay ci suñu bureau yi dañ jox benn droit waa administration pour ñu dem di ko saytu ndax ñu ngi koy def correctement. pourquoi ñuy contrôler ndax booy xool Sénégal suñu wàllu impôt dafa basé wu ci confiance ça veut dire que nit ki mooy bàyyi ba weer wi dee wala at mi jot dee mu ñëw ni la man de lii laa gañe bu ko defee ñun dañuy jël impôt bi rek ci ay waxam waaye nag nit loo ko wóolu du tee ngay saytu bu baax di xool ndax li muy wax am na ndax mën na wax wàññi mën na wax aussi fekk bi muy wax it dafa juum moo tax ñuy dem di saytu ndax li ñuy ñëw dañu ko wax ñu ciy jël impôt bi méngoo na ak di dëgg-dëgg li am. yan façon wi contrôle moom moo am. waaw ñun boo xoolee fii ñaari contrôle la ñuy faral di def contrôle bu njëkk bi mooy comme impôt yi dañuy ñëw di ko fay di ñu jox déclaration yi ñoom li ñu indil ci bureau yi mën nañ toog ci bureau yi saytu ko gis ni am na ay rëkk-rëkk bu ko defee ñu rectifier ko loolu mooy contrôle sur bureau duñ bouger suñ bureau la ñuy toog daal di saytu këyit yi ak déclaration yi beneen contrôle bi nag dañu suñ équipe yi dañuy dem ba ci biir entreprise bi def fa ay fan mën na ne ay weer xool seen comptabilité bi xool seen déclaration yi xool seen organisation xool seen lépp
pour xool ndax li ñuy ñëw di ñu ko dégtal méngoo na ak liñ fekk ci sur place léegi bu amee aussi ay rëkk-rëkkit léegi ñu rectifier ko waa ñaari contrôle yooyu la ñuy faral di def. léegi ndax am na ay garantie yoo xamante ne jagleel nañ ko ñi di waay jëfandiku yi. waaw am na ay garantie yu bari parce que comme contrôle bi dañuy saytu dinañ leen wax ni ñu ngi saytu seen i kayit ñoom aussi dinañ ni leen comme mbirum impôt dafa xaw a compliqué ñu wax leen ñu dem wut ñu jàng impôt ñu ñëw teewal leen di leen xoolal ndax li leen administration di jéeñ am na dinañ leen aussi permettre lépp luñ gis duñ ko nëbb dinañ ko waxtaan ak ñoom ñu joxe ci seen xalaat ba xam liñ leen di jéeñ am na am déet. ndax am na ay recours yoo xamante ne taxawal nañ ko ci wàllum contrôle yooyu la. waaw wàllu contrôle yooyu am na ay recours ndax comme ay équipe ñooy dem di def liggéey bi may nan entreprise bi bu fekkee liñ ko teg jaarul yoon mu wax ak suñ kilifa gu mag gi nekk fii di directeur général des impôts léegi directeur bi dina ñëw àtte suñ diggante entreprise bi ak ndaw yi nga xam ni ñooy dem ci terrain bi bu fekkee ñun dañoo juum directeur bi annuler impôts yi bu fekkee ñun ñoo nekk ci dëgg directeur bi day ànd ak ñun waaye même moom sax bu directeur bi ànd ak ñun am na droit ni man ànduma ak yéen ñi doon def liggéey bi ànduma ak seen kilifa aussi daal di dem tribunal dem yóbbu mbir mi tribunal magistrat yi àtte ko boobu mooy recours juridictionnel waaye nag bala ngay mën a dem tribunal il faut nga boole kilifa gi ba pare c'est-à-dire que mënoo fee jéggi kilifa gi dem di boole tribunal te kilifa gi àttewul ba pare moo tax ñu ni recours bi ngay def ci suñ kilifa gu mag gi préalable maanaam moo war a jiitu boole gi ngay boole ji tribunal. Mamadou Awa Fall ñu ngi lay jaajëfal. maa ngi leen di jaajëfal di leen gërëm bu baax di gërëm bu baax seen auditeurs yi. di fàttali rek ne inspecteur principal des impôts et domaines nga nekk chef bureau contrôle spécialisé numéro 3 yor wàllub bâtiment travaux publics secteur immobilier ak régime dérogatoire mbokk yi fi la ñuy tàggatoo ak yéen di leen jox dig daje fii ak ñaari ceeb. kon yaakaar naa ni ñun ñoo ko déggandoo gis ngeen lu mu expliqué yaakaar naa ni dafa leer nañ tey. suñ la indilee ay redressement fiscal su la neexee mën nga contester mais sa contester boobu da ngay naan man mii kat li ngeen ma tegoo ma ko su boobaa da ngay saisir directeur impôt et domaine donc je crois que da nga war dem saisir directeur impôt et domaine soo ko saisir da nga nekk ñii kat liñ ma wax ak man li ma wax nanguwuma ko su boobaa directeur impôt et domaine mooy xool ndax ay ñoñam li ñuy wax dëgg la wala yow li nga wax mooy dëgg su dee ay ñoñam li ñuy wax dëgg la dañ lay naan demal nga fay li ma wax mooy dëgg su dee yow li nga wax mooy dëgg ñu ne dem leen ngeen ubbiwaat ay comptam su la neexee tamit moom ay ñooñam mu ne ñoom ñoo nekk ci dëgg yow aussi nga bañ ci d'accord ba tey yoon may na la recours bi mooy lan nga dem saisir le juge dem tribunal yóbbu ko foofu mais munoo dem tribunal fekk saisiroo directeur impôt et domaine ba noppi donc je crois que tey su ñu nee problème mu impôt tëj nañu ay compte des médias la première des choses bi ñu waroon njëkk a def mooy mu dem toog ak directeur impôt et domaine def na ko wala defu ko on se pose la question ba ca topp su demee ba nga xamante ni d'accordul mu dem saisir le juge mais loolu yëpp amul jël nañ ko def ko benn bataille politique def ko benn genre acharnement tey nag am na ñu toog seen biir kër leeru leen ñii jàpp nañu lii ñii la jàpp nañu la je crois que directeur impôt et domaine bi inspecteur impôt et domaine bi leeral na lépp je crois que tey dañ la tooñ yëkkatil say kayit nga dem saisir directeur bi su directeur bi àndeek ay inspecteur am demal nga saisir juge ba xool yoon li mu la may mais je crois que tey sénégalais li ñuy ñaawlu mooy tey li ñuy utiliser télé bi ak rajo bi nee nañu télé askan bi la nee nañu askan bi moo ko moom mais tey est-ce que télé askan bi la est-ce que du télé politique tey acharnement bi ñuy wax ci état du Sénégal ci seen kaw est-ce que ñoom aussi tey utiliser wuñu seen ay moyens yooyu def ko acharnement ci kaw état du Sénégal lu ngeen seetlu jamono ji muy rajo bi muy télé bi ñan ñoo fay invité wu ñoo xamante ni dañu bëgg a buzz ñoo xamante ni kenn déggu leen ku ci nekk ñëw dañuy soutenir parce que def lu ñu nii parce que bërki dem maa ngi dégg ki nga xamante ni coalition Macky 2012 la bokkoon parce que bi ñu waree sédduñu ñu donc ñun démissionné nañu le 11 donc on soutient des médias tey ñu ci bëri seen intérêt personnel moo leen yëkkati te dañu toll ci état de droit dëkku dëgg la ñu toll nañuy waxante dëgg te bañ nax askan bi télé pour informer la rajo pour joxe la bonne information la du pour guerre du pour xeex je crois que diggante des médias ak impôt et domaine lu ci war a leer lépp Bougane mën na ko leeral tey su demee si directeur bi ne li ngeen ma laaj fay naa ko directeur bi gis ni ko fay na ko dañuy ubbi ay comptam su d'accordul day dem saisir le juge ba juge bi tranché su boobaa mën na taxaw wax mais fi ñu toll nii je crois que mbir mi leer na ba noppi. ma la waxoon léegi ci Thiès
booba nag dañoo bàyyiwaat rajo yi lu toll ci juróomi at wala juróom benn at yoo xam ne laa la ñu rajo dugg ñu sax studio jàngale rek dañ doon def. bi ma ñibbisee Touba nag 2012 laa tàmbali officiellement kon man na fukki at yoo xam ne nii teggiwuma sama tànk 2012 laa tàmbali ak Zik FM bu Touba bu Touba ba mu fay soog a ubbi bokk naa ci ñi fa njëkk a dugg yàlla dogal ma liggéey fa 2012 ak 2013 malheureusement nag xam naa waxewuñ ko ngir dara waaye nanguwuñ ñoo fay. xëy na loolu it ñu baal ma rek waaye ñoom waa des médias loolu moom yàgg nañ ci moom liggéey nit te duñ ko fay moo tax des fois benn bis ma doon tooñ ma ne seen candidat boobu xaw ma Bougane la tudd xaw ma man leen bu ngeen ko joxee réew mi du fay salaire yi de ndax man mii bokk naa ci ñi nga xam ne yoreel ne ma salaire bu mu fayagul ba léegi liggéeyal naa ko 2 ans 2012 ak 2013 Zik FM bu Touba tey suba ngoon ba mu xëy tëj rajo bi dàq personnel bi ñëpp la dàq. dañoo xëy si di liggéey ñu ne toog leen seeni kër daal di def rajo bi relais maanaam synchroniser ko ak Dakar arrêté personnel bi yëpp te booba matoon nañ ay 30 personnes waxuñu dara ni ñëw liggéey si ñu ne demal toog sa kër rajo bi tëj nañ ko booba Abdoulaye Lam moo doonoon directeur bi moo fa nekkoon El Hadj Abdoulaye Lam bii waaw booba la jóge wal fajri ñu yóbbu ko fee waaye daal yaakaar naa ñaari at yi ma fa nekk 10 000 francs laa fa mas a lekk ñaari junni ci 2 ans yaakaar naa boo ko divisé woon boo moytuwul fukki fan yu nekk dërëm lay doon xëy na mais loolu itam ba tey bokk ci jaar-jaar yi nag ndax booba ñu ngi liggéey am nañ ci tuus ak as man ndax amoon nañ ci doon naka jekk boobu lañ gën a doon ndawit. suñu jógee New York dañuy dellu soit fii ci Fun City xàppale ni que alxamis bii di génn doon 14 octobre moo doon anniversaire u kii di Bougane Gueye Dany di président mouvement Gëm Sa Bopp di un nouveau politicien dugg ci arène politique bi bëgg a wut élection présidentielle 2024 pour wutu kii di Macky Sall jàppaleen jour anniversaire am nag ñii di waa membre Gëm Sa Bopp dañu dajale woon benn koppar bu takku pour jox ko pour mu déposer caution ci élection locale yi loolu daal loolu la ñu gis def ko seen cadeau mais ci ndaje boobu nag dafa mujj am benn incident ndaxte ci seen communiqué de presse bi ñu defoon dañ ko yónnee këru taskatu xibaar yi muy maison de presse yi maanaam jàpp ni que 15 heures su jotee maanaam ñetti waxtu lañ leen jox rendez-vous pour ñu ñëw daje foofu ca Fun City fekkee Bougane Gueye Dany bésu anniversaire am bi ko waa mouvement Gëm Sa Bopp di yëkkati lu toll ci 13 millions ak lu topp di ko teg ci loxoom mais ginnaaw bi fa journaliste yi ñëwee ci 15 heures dégg naa ni foofu la ñu toog ba 19 heures moins Bougane Gueye Dany ñëwul ginnaaw loolu nag après ñoom ñu bare amoon yeneen liggéey yu ñu waroon def fi chaque fois suñ ko woowee ñu ne nañ ko xaar mi ngi ñëw nañ ko xaar dafa jàpp mais ginnaaw loolu dafa am incident bu fa am diggante Bougane ak journaliste yi ndaxte Bougane bu mu egsee journaliste yi ñoo ko wax man waxuma ko nee nañu Bougane dafa ñëw ne leen ku mën a toog nga toog ku mënul xaar nga dem sa yoon bi mu waxee loolu nag am na ay journalistes yoo xamante ni frustré wu nañ ci lem seen ay caméra lem seen ay trépied wàcc escalier bi dajeeg Bougane dem seen yoon ginnaaw loolu nag bi mu amee am na benn waay boo xamante ni wàccoon na def médiation ci biir médiation boobu nag bi mu wàccee pour xamal leen ni ko noonu njuumte la dafa tardé woon dafa am ay rencontre yu ma doon def ginnaaw loolu ci biir journalistes yi am na ku ñëwoon aussi nee na amul woon rencontre parce que Bougane mi ngi woon foofa ca télé ba dafa am surprise bu ñu ko fa doon defal pour dagg ay gâteau mais lépp du métti journalistes yi mooy mënuñu toog 15 heures ñii ñëw fa 14 heures ñii ñëw fa 13 heures uniquement pour fësal moom li nga xamante ni ñi ngi ko doon defal muy mouvement politique am loo xamante ni bokkul ak dara ak rajo bi ak télé bi mais bu mu ñëwee mënoon na am respect wala cër bu mu leen jox mais daf leen ne ku mën nga toog ku mënul bul toog loolu nag kàddu journaliste yi mi ngi noonu ci vidéo boobu ngeen di seetaan noonu seetaan leen ko ñu dellu si waat
kon yaakaar naa ni ñoo seetaanandoo vidéo bi ak réaction yenn journalistes yi mais ci loolu bu mu amee man jokkoo naag ceeg Bougane bi ma jokkoo ak Bougane mu yónnee ma benn vidéo boo xamante ne mi ngi ciy wax muy jéggalu nee na mi ngi jéggalu bu baax a baax ci retard bi bu mu nee nag mi ngi jéggalu ci retard bi ñun ñu relaté man mii sama bopp personnellement Tange Tandian relaté waat naa vidéo boobu déggoo naa ceeg keneen koo xamante ni caméraman la woon bu nekkoon Sen TV ñu koy wax naar boobu nekkoon bi mu jógee Sen TV dem TFM bi mu jógee TFM dem E-Media jamono ji mu yor yëfi boppam jokkoo naa ceeg moom mu woo ma téléphone ne ma journaliste yi li ñuy wax amul dara amu ci ndaxte Bougane waxul kenn ku mën na nga toog ku mënul nga dem sa yoon bi ma ko waxee tamit fekk juste man sama cadreur Abdou Konté mi ngi woon foofu parce que daw yabaloon naa ko pour mu dem mais 17h30 woo na ma téléphone ne ma boobu ba léegi ñi ngi xaar Bougane de mais Bougane egseegul te journaliste yi ñeneen dañuy dem ma ne ko comme ñëwul ba léegi de su dee am na leneen looy liggéeyi mën nga dem liggéeyi ji ko ba bi mu xëyee naar bi ma woowee ma ne ko defal ndànk ma woo Abdou Konté ma ne ko maa ngi lay def main libre mu ne ma mën naa reprendre li mu waxaat mu wax li mu wax yépp ma jël téléphone bi passe ko Abdou Konté di cadreur VIP people Abdou Konté ci boppam moo taxaw confirmé ne ma man maa dégg Bougane taxaw ne ku mën na nga toog ku mënul na nga dem sa yoon ndaxte loxoom boobu mu dóor man la ko dóor balaa loolu man bu ma xëyee ci suba si nee naa ko Abdou est-ce que yow dégg nga Bougane wax loolu mu ne ma maa ko dégg muy sama cadreur di Abdou Konté Ngom mu ne man maa ko dégg Abdou Konté wax bi naar waxee ma ne ko léegi comme Bougane jéggalu na yónnee ñu vidéo bi ñu dugal ko mu yónnee ma vidéo bi ma dugal ni que Bougane présente ses excuses à toute la presse ma jël lien bi yónnee ko Bougane ci boppam yónnee waat ma message dana ma maa ngi jéggalu ci retard bi mais jéggaluwuma ci affabulation yi nga xamante ni ñi ngi koy wax man maa ne ku mën toog nga toog ku mënul toog bul toog en tout cas loolu lañ leen mën a indil ci diggante incident bi amoon foofu ginnaaw waa mouvement gëm sa bopp bi ñu bëggee jox Bougane koppar yu takku yooyu muy 13 millions yi pour mu déposer ko caution incident boobu moo fa woon diggante Bougane ak journaliste yi en tout cas nañu xam ne Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar Bougane Gueye Dany bii ab journaliste la reporter la commencé xale yooyu taxaw foofu la commencé donc warul ñaaw ci diggante un reporter ak ay reporter je crois que kàddu yooyu daal war nañ ko defaraat su dee njuumte la ñi jéggulu ndaxte retard ku nekk lay daal mais ñoom it homme politique yi nañuy jàng di respecter les heures ndaxte journalistes yi dañuy quitter seen rédaction du loolu kese la ñu am lu ñu war a def am na ñoo xamante ni dañuy filmer war a delluwaat monté ji suñu monté mu war a jàll journal soit 19h wala 20h am na ñoo xamante ni suñu paree aussi dañu war a ñibbi fu sore donc toujours ñiy woote waxuma Bougane kese ñu ci bëri dañ lay woo 15h 18h la ñuy ñëw te souvent presse bi mooy fësal li ñuy def fayuñu leen ñaar dërëm nag parce que dañu gëm liggéey bi di joxe une information ginnaaw loolu nag kii di Pape Doudou Boy jiite reporteru presse en ligne yi di président cadreur yi am nay kàddu yu mu yëkkati nañ ko seetaan. salaamaaleykum Tange Tandian merci ci invitation bi man maa ngi tudd Pape Doudou je suis le vice-président des cadres professionnels du Sénégal ànd ceeg waa jeune reporter li ñu naqari nag lenn rek la. muy Bougane Gueye Dany jëf ji nga xamante ne def na ko les jeunes reporters may wax dara rek Bougane ñun suñu royukaay nga suñu exemple nga amuñu benn intérêt pour ñëw pour yàq sa événement mais du fekkee tu as fait da nga def erreur da ngay nangu ne da ngaa def erreur yow yaa wax loolu yaa ngi dégg ma lay ñaan nga xoolaat bu baax ñi la wër surtout ñi nga yaakaar ni danañ la jàppale ci sa communication alors que ñu ngi lay yàqal. man mii di wax ak yow sa événement démb bi dama ko distribuer 197 fois ñëpp mën nañ ma témoin aw ma ji koy soxor musuma soxor xaw ma sax na ñuy soxoree Pape Doudou laa tudd maa ngi ci milieu bi te da nga doon suñu référence kon waroon nangu yow ñi la wër di la wax loo wax joo xamante ne waroo koo wax encore une fois Bougane Gueye Dany du presse bi de. ñi la wër la xoolaatal bu baax ñi la wër la ñun nag les jeunes reporters ñu ngi lay dànkaafu di dànkaafu képp ku nga xamante ne kilifa la nekk ci réew mi doon politicien boo woowee presse bi nanga ko respecté leen presse bi encore une fois ñun waxuñu di ñëw di
amul ma Samba amul ma Demba képp ku nga xamante ne respecté woo presse bi ñoo ngi taxaw sa kanam jàmmarloo ak yow liñ la def nag démb souhaité wu ma ko kenn ñu def ko encore une fois bëgg naa say événement di réussir grand man idole laa ci yow référence laa ci yow wallahi taalaahi Serigne Touba rek laa gëm ragaluma mbindeef waaw may sant ñëpp Tange di la gërëm ci introduction bi parce que dañu bëggoon mu leer parce que les affaires commencent à avoir beaucoup de bruit. wuy yàqu naa la ilaha illallah. kon yaakaar naa ni kii di jiite cadreur yi ak reporter presse en ligne bi Pape Doudou kaddu yi la yëkkati ginnaaw bu incident boobu doxee ci diggante Bougane Gueye Dany jàppale nag instant bi mi ngi dox ci diggante Bougane Gueye Dany politicien président mouvement Gëm Sa Bopp ak journaliste yi du diggante Bougane Gueye Dany le journaliste donc kaddu yooyu la Pape Doudou Boy yëkkati.